Lamine Bara Gaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay ak auditeur Rewmi FM yëpp. am nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi yow yaay porte-parole au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, conseiller technique nga fa itam, cadre APR nga, nekk responsable politique également ci Mbacké. Alors ñuy tàmbali waxtaan wi ak conseil présidentiel bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ci weeru août wi ñu nekk jagleel ko wàllum logement tax ñuy waxtaane logements sociaux ak projet yi nga xam ne état bu Sénégal taxawal na ko jëm ci wàllu woowu. Ministère bi nga nekk ñoom ñoo yore justement programme bi di une famille un toit ak programme 100 000 logements. Alors fan ngeen toll ci ñaari liggéey yooyu. waaw comme ni nga ko waxee xam nga président de la république bi ñu formé gouvernement bu bees ci la nommé woon monsieur le ministre Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme, du logement ak hygiène publique et ci lañ lancé tamit programme bu am solo boobu ñu tuddee programme 100 000 logements. ci la suñu mbokk sénégalais yëpp inscrire woon et que fi ñuy wax ak yow sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp bindu woon nañ ci base de données boobu parce que quand même logement ñëpp ñoo ko bëgg képp kuy liggéey ku ne bëgg nga am foo dugal sa njaboot. et gis nañ ne quand même Sénégal malgré effort yi nga xam ne suñu structure yi nga xam ne ñooy liggéey ci habitat muy ay SICAP muy HLM muy promoteur immobilier yi malgré le quand même ñi ngi góorgóorlu di réaliser ay programme waaye ba léegi nii Sénégalais yi bëgg nañu kër et que ñi bëgg kër ñëpp quand même ñooñu mënuñ leen satisfaire loolu moo taxoon gouvernement bi teg programme boobu. programme bi nag bi ñu ko defee dañ ci liggéey ak suñu service technique yi particulièrement direction générale de l'urbanisme et de l'architecture ñu naan ko DGUA ak mais ci biir ministère bi tamit ñu créé beneen direction générale chargée de la construction alors ñooñu nag ñoo liggéey ci service technique yooyu ak communes yi ak collectivités locales yi ak service technique yi nga xam ne ñoo nekk ci régions yi ak département yi ba tey ji identifié nañ ci Sénégal yépp site yi nga xam ne foofu la ñu war a def programme yooyu muy Dagga Xolba muy Déni Biram Ndaw muy ci régions yi Sénégal yépp tamit xam nañ actuellement surface yi nga xam ne daal disponible na et que gouvernement bi jël na site yooyu léegi nag li ci des mooy lancé nañ appel d'offres yi entreprise yi ñoom ñooy déposé parce que ministère bi dafa def loolu ñu naan cahier de charge maanaam boo ñëwee ñu wax la condition yi nga war a satisfaire pour bokk ci programme bi su ko defee entreprise bu ne jël ko dem liggéey ñëw def manifestation d'intérêt après nag ci le gouvernement bi sélectionné ñu mën a jox entreprise yi pour que ñu mën a liggéey bi te mu gaaw parce que site bu ci nekk bu ñu ko jëlee ministère bi mooy fexe ba yóbbu fa ndox yóbbu fa courant fexe ba def yooyu ñu naan réseau primaire assainir ko tuuti ba mu am ay yoon su ko defee entreprise yi ñoom bu ñu ñëwee rek dañuy daal di mën a liggéey waaye gouvernement bi tamit dafa góorgóorluwaat ba créer ay instruments yoo xam ne dana gën a mën a yombal mbir mi parce que li taxoon logement di cher mooy ciment bi dafa cher mooy fer bi dafa xaw a cher loolu tamit quand même liggéey nañ ci parce que créé nañ benn fonds bu ñu tuddee fonds de l'habitat social alors fonds boobu mooy am taxe bu ñu teg ci kilo ciment bu ci nekk xaalis boobu nag moom la ñuy dajale fexe ba nga xam ne quand même dana mën a servir de garantie ak banques yi pour que ñu mën a entreprise yi mën a liggéey yëgee fo lever ay fonds foofu su ko defee ñu mën a liggéey kër yi liggéey boo xam ne quand même bu gaawut loolu it dana nekk ci ay délais raisonnable pour que ñu mën ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo. 100 000 logements bi ñu koy lancé ak bi mbas mi di ñëwee Sénégal sorantewul est-ce que am na njeexital ci mise en œuvre bi maanaam ci doxal gi. waaw mbas mi moom ni mu laalee secteur yëpp tamit noonu la laalee secteur u bâtiment parce que xam nga gouvernement bi moom mooy joxe xaalis yi koppar yi ministère des finances te bi mbas mi ñëwee dañuy defaat ay yeneen arbitrage yeneen yoo xam ne day tax mbir mi na mu daan gaawee dëgg ci mooy gaawewul noonu laal nañu baax waaye teewul nag quand même ñi ngi accéléré ñi ngi liggéey et que fan yi di ñëw ci kanam président de la république dana présider loolu ñu naan conseil présidentiel ci urbanisme ak habitat pour que ñu mën a jël décision yi arrêté ko président validé ko ñu daal di mën a avancer bu baax. Une famille un toit projet la bu ngeen lancé lu jiitu 100 000 logements bi est-ce que foofu mun nga ñu wax dëgg-dëgg lan la ñu fa jot a def comme liggéey. waaw projet boobu tamit liggéey na ba am na ñu jox ay kër au niveau de Tivaouane Peulh ak Niaga c'est la même chose tamit ak suñu projet boobu ñuy tuddee projet de construction des logements sociaux ñu gën koo xam ci Jaxaay. projet boobu tamit liggéey nag gis nga cité boobu ñi nga xam ne waa Tawfekh Yaakaar am na ci ñoo xam ne certainement ñu ngi ñuy déglu ci biir ndox mi lañ nekkoon Pikine ak Guédiawaye Bund ak Kër Massar bu nawet masaan jot xale yi duñu am fu ñu foy nit ñi duñu mën a liggéey
tey logement yooyu liggéey nañ ko ku dem Tawfekh Yaakaar lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméeri famille tuxal nañ leen ñoo xam ne tey ñi ngi dëkk fu ba macha allah ci cité bu baax noonu la ñu def tamit tey ñi ngi liggéey ay logement fekk Thiès ci ZAC bi am na 200 logement ñaar téeméeri kër yoo xam ne daanaka téeméeri ak juróom fukk génn na ci suuf tabax jóg na li ci des tamit ñi ngi koy def am nañ programme bu mel noonu tamit Joal ak Ngéyeen parce que Joal it dafa fekkoon bokk ci dëkk yi nga xam ne dafa am ay famille yoo xam ne inondation yi da leen daan sonal foofu tamit am na fa programme bu mel noonu ak yeneen yëpp ci Sénégal capitale régionale parce que bëri na ay sénégalais yoo xam ne tey ñi ngi liggéey Dakar naam waaye bëgg buñ sañoon am kër fa ñu dëkk am Thiès kër wala Kaolack wala Touba Mbacké wala Ziguinchor wala Saint-Louis foofu yëpp am nañ fa ministère bi programme yi ñu yore am nañ fa ay programme yoo xam ne ñu ngi ci liggéey et que bu jotee danañ fexe ba Sénégal yi quand même am ci ay kër ci ay prix yoo xam ne dana raisonnable parce que logement social yi biñ ko defee président daf ne nañ ko liggéey maximum ay kër yoo xam ne 9 ba 10 millions lay nekk waaw parce que gouvernement bi yeneen taxes yi nga xam ne moo daan seeral kër yëpp gouvernement bi def ci agir ba nga xam ne tey danañ mën a defar ay kër yoo xam ne logement social du romb fukki million ak benn jëm ñaar waaye mënut a romb foofu am na nag yeneen kër yoo xam ne ñoom bu ca seen poste àggee muy grand instance ñooñu nag tamit ba léegi danañ liggéey tamit ay format yu mel noonu. d'accord alors sénégalais yi nag ku nekk xam na ne seen jafe-jafe bu gën a rëy mooy mën a bokk ci yooyu les programmes ndax ñu ëpp ci askan wi xëy na ay góorgóorlu lañu amuñu salaire fixe boo xam ne dana leen may itam ñu mën a remplir yenn conditions yi maanaam joxe garantie yi war pour bokk ci programme yi est-ce que yéen a ngi bàyyi xel góorgóorlu yooyu nga xam ne xëy na duñu am ay revenu yu fixe maanaam li ñuy am weer wu jot mënu leen a may xëy na ñu mën a souscrire. waaw nañ leen di bàyyi xel effectivement parce que man mi di wax ak yow Bawol laa dëkk am na suñu mbokki Bawol boo xam ne ñii ay commerçant lañ ñii ay chauffeur de taxi lañ léeg-léeg dañ lay laaj ne la waaw mais para man du mooy def ko am prix loolu moo tax tey gouvernement bi liggéey ci fonds de garantie boobu nga xam ne bu ñëwee danañ leen garantir pour que ñoom ñu mën leen a jox kër ñu xam naka lañ koy mën a fayee loolu moo tax programme bi ci base de données boobu ñu ubbi woon 100 000 logements yi nit ñi bind ci par internet bu ñu paree nag dañuy sélectionné ñi nga xam ne am nañ seen salaire yu toll fii ñii seen salaire toll fii ñi nga xam ne ay ci informel lañ nekk loolu yëpp incha allah demande bi danañ ko loolu ñu naan ci tubaab échantillonnage nga xam ne kenn ku ne danañ xam fi nga nekk ak laka nga mën su ko defee am nañ fiche yoo xam ne dañ ko séddale woon ci région yi tamit nit ñi inscrire parce que ñëpp nekkuñ ci internet jël ay fiche bindu buñ balee ñi ngi dajale loolu yëpp suñu service technique yi ñi ngi ci liggéey et que bu jotee incha allah danañ ko sélectionné danañ fexe ba sénégalais bu nekk newuma ñëpp danañu am kër waaye en tout cas ñii góorgóorlu ba ne bindu nañu egg wane nañu un minimum de garantie gouvernement bi dana leen jàppale ak ministère bi ba ñu ba kër dëkkuwaay parce que dëkkuwaay ñëpp moom la ñuy wut. ñu ñëw ci actualité Magal Touba bi finalement danañu ko amal ñu ni ci kaw sàmmonte ak geste barrière yi bu ñu xoolee fi mbas mi toll yow doomu Mbàkke nga ndax sa xel dal na ci amal xew-xew bu ni mel. waaw xam nga màggal gi moom comme gàmmo yi ak yooyu yëpp ay événement yu am solo la ci dundu ñi nekk ci l'islam rawatina ñun ñi nga xam ne ay murid lay effectivement comme noonu nga ko waxee préfet bu Mbacké bërki démb defoon na CDD réunion bu mag boobu muy def pour préparer màggal gi moom le comité d'organisation bi nga xam ne moom la sëñ bi teg loolu nag li nga xam ne mooy ñun ci ñu cër mooy ñu jàpp ne sénégalais yi bu ñu góorgóorloo yàlla dimbale ñu fi màggal gi war na def ñaari weer yu teg ay fan balaa booba yàlla dimbale ñu ba situation bi gën a amélioré wu waaye bu dul loolu tamit ñu kenn ku ci nekk nga loolu ba nga xam ne conditions yi nga xam ne moom la ñuy teg gouvernement bi ak comité d'organisation bi juboo ci ak bi kenn ku ne sarto ak loolu ñu ñaan yàlla may ñi ñu mën a def màggal gi mën a def gàmm yi ba génn ci ak jàmm incha allah. lu aju ci wàllu élection locale yi naam jàppaguñu kañ la ñu koy def waaye ñu bari tàmbali nañoo wane seen bopp ndax bokk nga ci ñi nga xam ne bëgg nga justement samp sa ndënd ci yooyu wote. waaw xam nga man nag foofu damay sol sama maxana politique Touba Mbacké la dëkk rawatina nag Mbacké fa laa yëngu ci politique et yàlla dogal na tamit depuis 1996 conseiller municipal la ci commune Mbacké et que li ñuy bëgg également ci parti politique nag laa bokk ak ci coalition bu ñu yàlla dimbalee ba ñu egg ci élection yi jàpp naa ne kenn ku ci ne dina dégg ambition Bara Gaye
parce que wax ci sa bopp yombul waaye waa Mbacké xam nañ ne samay xëy ak sumay gont yëpp mooy que ñun lu ñu xëcc yóbbu ko Mbacké bu ñu sañoon tey Mbacké am hôpital bu mag bu ñu sañoon mbedd yi nekk Mbacké ñu gën koo defar bu baax naam gouvernement baa ngi def waaye des na lu bëri bu ñu sañoon tey Mbacké am 2 ba 3 lycée bu ñu sañoon tey marché Mbacké am na lu ñu commencé defar déjà waaye ñu gën ko yeesal gën ko yokku loolu mooy suñu ambition et que bu ñu sañoon tamit doomi Mbacké yi nekk ci nga xam ne mooy position politique yu mag yi bokk ci gouvernement bi bokk ci am ay direction générale ba nga xam ne ëllëg danañ mën a fekkee fa ñuy décider pour que ëllëg ci biir tamit arbitrage yooyu ñu indi yi Mbacké parce que Mbacké département Mbacké tamit ñun yàlla daf ñu dimbale dañu am critères yu bëri yoo xam ne yu tax ñun ñu war ñu jox ay cër parce que ñun ñoo yore ci suñu département Touba te Touba ñëpp xam nañ ne ville symbole la mais ville religieuse la également day indi tourisme mais ville économique la tamit parce que màggalu Touba ak yeneen màggal yi am Touba day permettre day gouvernement bi li muy am ay taxes yu bëri da koy dugal loolu tamit en retour macha allah président Macky Sall def na ci lu am solo parce que tali yi nekk biir Touba yëpp gis nañ ko gis nga effort yi ñu def tey ci assainissement bi waaye am na un élan solitaire gis nga tey Touba ca kanam li ñuy liggéey ak yeneen mais teewul quand même tamit des na ba léegi yoo xam ne ay doléances yoo xam ne département bi da ko soxla te doléances yooyu nag ay personnel politique ñoo ko war a porter te ñun jàpp nañ ne ci personnel politique boobu la ñu bokk pour porter les doléances du département de Mbacké pour que gouvernement bi gën a bàyyi xel le département de Mbacké ak Mbacké commune waaye commune yi àll bi tamit parce que tey ay tali yoo xam ne yu mel ni tali bi jógee Taïf jaar Sadio jàll ba Gerle dañ ko war a defar Touba Fall tali yooyu tamit dañ ko soxla Taïba Cekkeen Njumaan ba dem Gossas tali la ay tali yoo xam ne dañ ko soxla donc doléance la yoo xam ne yëpp ñun bind nañ ko et que moom la ñuy défendre parce que gouvernement bi tamit dañ ci bàyyi xel. Est-ce que xëccoo bi nar tatar ci Mbacké ak ci APR xëy na ba nar a indi ay jafe-jafe. des xëccoo bi moom soxna si bu ñu àggee élection locale moom xëccoo bi fépp lay doon du doon Mbacké doon Dakar gii day texoo Kaolack Thiès partout. Mbacké tamit bu boobaa danañu dégg waaye nag ci parti lañ bokk ci coalition bu boobaa jàpp naa ne parti bi dana teg ay mécanismes yoo xam ne danañ mën a def ay arbitrage pour def ay choix pour def ab équipe municipale boo xam ne dana mën a yor Mbacké ak fal ab maire bu boobaa nag jàpp naa ne ndënd yi samp moom sama ndënd mënu cee ñàkk a bokk. leer na jërëjëf Lamine Bara Gaye ñu ngi lay gërëm fàttali yow yaay porte-parole au ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique nekk fa itam conseiller technique bokk ci cadre APR yi nekk responsable politique ca Mbacké amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci matinalu tey bi. merci beaucoup soxna si maa ngi lay sant di la gërëm di sant auditeur ak auditrices yi Rewmi FM yëpp di la jotli encore nuyoo ministère u urbanisme. merci beaucoup.